أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل وصحبه من والاه mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw ba ma sante suñu borom tabaaraka wa taala julli ci yonentam te sëlmal ci moom tey ñaan suñu borom yaatal mu julli gi ak sëlmal gi yëpp ci mboolem saxaabaam yëpp maa ngi sant suñu yaakaar adduna ak àllax Seexul Xadim ak Cheikh Ibra Fall maa ngi ñaanal suñu Muntaxa mu yàgg fi loolu téwér ak suñu Amdi Mustafaa maa ngi ñaanal samay wajju itam mu yàgg fi loolu téwér di ziar sama buntu Sëñ Tuubaa Sëñ Abdou Karim Makaarim Axlaax di ko ñaanal mu yàgg fi loolu téwér maa ngi ziar itam Seydina Jibril Kawsara mi nga xam ne moom mooy ñi monteel mbir mi di jàpp ci lool ci liggéey bi te sonn ci nga xam ne mooy yóbbul bi si sax moom moo koy faral def ak ku si mën a sëñ Isaaxa Ba itam ni muy jàppee ci liggéey bi ñoom sëñ Seexuna sëñ Mutala ñoom sëñ Mali Mbaj ak ñoom sëñ Modou mboolem kuréel kennal sëñ Tuubaa yëpp maa ngi nuyu ñoom sëñ Cheikh Abdou Hakim kon itam maa ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi may déglu incha allah niñ ko baaxoo defee itam tey ji ñu indi leen tawat goo xam ne tawat la gu sonal askan wi tawat la boo xam ne si nii elle touche autant l'homme que la femme tawat la goo xam ne elle apparaît souvent à la trentaine et sont très rares chez les enfants mais aussi elle devient moins fréquente après 60 ans tawat googu nag bu ñu ko waxee kenn ku si ne suñu xel dafay dem ci li nga xam ne si ni mooy hémorroïde hémorroïde nag am na seeso bi ci nekk ndax hémorroïde moom nit koo mën a gis mu gën a si àdduna rek maanaam am na hémorroïde maladie la boo xam ne si maanaam loo xam ne jumtukaay la wala boog bés après naa si ñëw sax si di biir définition bi comme ni ma ko waxee defee rek définition bi moom dinañ ko indi wax leen li nga xam ne si ni mooy causalité bi wax leen manifestation yi ou les symptômes waaye itam indi leen saafara yi incha allahu taala tey bu ñu dikkee ci hémorroïde bala ngay xam lan mooy maladie hémorroïdaire bala nga koy mën a xam faaw nga xam d'abord lan mooy hémorroïde kon hémorroïde pour nit koo mën a gis da nga naan man awma hémorroïde nit koo mën a gis am na hémorroïde lan mooy hémorroïde les hémorroïdes ce sont les vaisseaux sanguins bu ñu ko waxee ci biir da nga dégg artères et les veines la présence des artères et les veines les hémorroïdes ce sont les vaisseaux sanguins qui tapissent la paroi de l'anus et de la partie basse du rectum kon loolu mooy li nga xam ne mooy les hémorroïdes sont en effet des formations normales de l'anus kon maladie hémorroïdaire mooy lan maladie hémorroïdaire ce sont les vaisseaux sanguins ou bien la maladie hémorroïdaire moo nekk la dilatation des vaisseaux sanguins ou bien la dilatation des hémorroïdes qui peuvent se mettre à saigner entraîner des démangeaisons et sortir de l'anus kon loolu bu ñu ko tënkee ci définition bi loolu mooy hémorroïde kon tawat la koo xam ne ku ne la mën a dal dinañ ci ñëw ci biir incha allahu taala bu ñu jógee foofu itam ñëw ci li nga xam ne si ni moom mooy causalité bi jusqu'à présent on ne connaît pas son origine il n'y a pas de cause précise de la maladie hémorroïdaire mais toutefois on identifie toutefois des facteurs de risque les facteurs de risque itam mën nañu tudd la TTI maanaam les troubles du transit intestinal li nga xam ne si ni tey ji moom mooy constipation yi wala boog jàlle te constipation il y en a que deux il y a la constipation simple et la constipation moteur kon constipation simple xëy na peut-être lekk yi ñun ñi lekk di ñàkk mastiquer aliments yi di ko ñàkk mokkal loolu moo tax tey jii maanaam constipation simple di am constipation moteur nag organes yi war a liggéey ba tax lekk yi mën a mokk ba digestion bu normal mën a am moteur yooyu di ko def organes yooyu di ko def bu fekkente ne tey jii loolu dem nañ ba tawat itam loolu la ñuy wax constipation moteur kon bokk na ci cause yi nga xam ne ñoo mën a indi hémorroïde waaye nekkul ne forcément moo tax ma ne il y a pas de cause précise de la maladie hémorroïdaire loolu tax il faut que ça soit clair on est dans toutefois des facteurs de risque peut-être premier mën nañu wax ne trouble transit intestinal mooy constipation ou bien la diarrhée kon loolu itam mën na ko indi bu loolu jàllee am na lu ñu tuddee itam les aliments qui peuvent les aliments qui peuvent aggraver les symptômes li si mën a tey ji tey ay alcool ay épices yooyu yëpp mën nañoo bokk ci li nga xam ne wala bokk des régimes pauvres les régimes pauvres en fibres yooyu itam mën na indi li nga xam ne mooy hémorroïde bu loolu lépp jàllee il y a la sédentarité loolu bu ñu ko waxee mooy les métiers pratiquant les métiers yi nga xam ne si nii pratiquant donc de la position assise prolongée ou bien de la position debout prolongée bu fekkente ne ñëw nañ ci des positions pratiquant donc des métiers pratiquant sur les positions assises mooy li nga xam ne peut-être chauffeurs yi ou bien les pilotes d'avion wala li nga xam ne si ni moom mooy tailleurs yi kon yooyu mën nañu seen citer bu ñu fi du jógee itam mooy les positions assises ou bien les positions debout prolongées mooy liggéey bi nga xam ne da nga taxaw bu yàgg ak toogaay bu yàgg
wax nañ ko mooy tailleur yi wala boog ñi nga xam ne ay chauffeur lañ wala pilote d'avion yi ñi nga xam ne dañuy toog toogaay bu yàgg. bu fekkente ne mooy position debout prolongé mooy peut-être li nga xam ne mooy cuisinier gis kenn ku ne xam ne seen liggéey ñoom dafay xaw a métti te dañuy taxaw taxawaay bu yàgg kon loolu itam mën na ko indi. wala boog les sports pratiqués assis loolu itam mën na ko indi lu su ma nee tey toog ci vélo lu yàgg nga xam ne sport la wala itam wala ay moto kon loolu itam mën na ko indi. loolu lépp jàllee am na loolu nga xam ne moom mooy les aliments yi nga xam ne mën na ko indi su ma nee tey ji ay alcool. yooyu mën na koo maanaam mën na faral di indi li nga xam ne si ni moom mooy kii bi waxuma sa aliment dama juum li nga xam ne mooy médicaments yi comme li su ma ne say mën nañu tudd les antidépresseurs yi wala boog ay suppositoires yi nga xam ne moom la ñuy faral di jëfandikoo loolu itam nga xam ne am na ñu bari ñoo xam ne bu ñu demee ba constipé wu rek ay suppositoires la ñuy jël yooyu itam dafay faral di indi hémorroïde wala boog mën na koo indi kon loolu mën na ci bokk bu loolu lépp jàllee la chaleur itam mën na cee bokk. bu loolu lépp jàllee chez la femme moom di nga gis ñetti période yi nga xam ne mooy d'abord la phase maanaam mooy ñetti période yi nga xam ne moom ngay gis jigéen ñi lu ci ëpp la phase prémenstruelle di nga ko gis mooy juste après les règles da nga gis ne hémorroïde bi mën nay kii foofu pendant la gestation mooy li nga xam ne bu jigéen ki bu ëmbee waaye itam lors de l'accouchement parce que jigéen moom souvent sax fa lay hémorroïde bu la may devenir externe souvent loolu di nga ko gis muy bu demee bay accoucher da ngay gis ne contraction yi muy def yooyu après da ngay gis ne hémorroïde bi dafay faral di génn kon hémorroïde il y en a que deux il y a l'hémorroïde interne et l'hémorroïde externe am na nag ñoo xam ne ñi ngi wax hémorroïde ñett la waaye man ci sama gëstu bu gàtt ci li ma tënk jusqu'à présent parce que man itam awma habitude di weddi nit waaye ci li ma sama gëstu bu gàtt hémorroïde moom ñaar la mooy hémorroïde bi génn ak hémorroïde bi génnul hémorroïde interne ak hémorroïde externe waxoon naa ne sànq l'hémorroïde ce n'est rien d'autre la dilatation des vaisseaux sanguins ou bien la dilatation des hémorroïdes kon hémorroïde interne c'est la dilatation des vaisseaux sanguins à l'intérieur de l'anus dilatation des vaisseaux sanguins à l'intérieur de l'anus wala boog dilatation des veines à l'intérieur de l'anus moom mooy hémorroïde interne li nga xam ne moom mooy hémorroïde externe mooy la dilatation des vaisseaux sanguins du pourtour de l'anus moom bu génnee kon daf ci biti maanaam demukaay wanag bi fa lay génn li muy manifesté itam ay saignement wala ay douleur maanaam nit ki bu dem toilette nga gis ne maanaam yaram bi mi ngi maanaam gannaaw kër yi day dem ay toilette wala mu dem ba mu yàgg mu gis ne ay genre ñandaxit mooy dem nga xam ne nit ki dafay constipé wu dem toog lu yàgg ci wanag toog lu yàgg te du mën a génne am na ñoo xam ne sax parfois mën nañoo toog 2 à 3 jours même am na ñoo xam ne dañu lay wax ne man sax damay fàtte sax dem toilette moo xam ne souvent bu ñu demee toilette nag saignement yooyu du mën a ñàkk mooy deret yi di génn bu ko defee loolu mooy li nga xam ne dina ci bokk wala douleur bi am métti ci biir léeg-léeg douleur abdominale mën na nekk ci biir douleur yooyu itam dafay faral di ci bokk. bu fekkente ne loolu jàll na itam di nga gis ne maanaam nit ki contraction yooyu muy def buy dem toilette loolu mën na dem ba anus bi génn loolu la ñu naan hémorroïde interne moom dilatation des vaisseaux sanguins du pourtour de l'anus kon hémorroïde bu génnee rek loolu la ñu naan hémorroïde externe kon hémorroïde bi génn ñaari la bu génn ak bi nga xam ne si ni génnul kon loolu bokk na ci li nga xam ne moom la ñu bëggoon indi bu loolu la jàllee xëy na mooy symptômes yi wax nañ ko mooy manifestation yi xëy na douleur ak jafe-jafe yi nga xam ne am na mooy mooy da ngay gis hémorroïde comme dal sa yaram bi dafay tàng lu si bari biir bi di jooy wala muy yuuxu xëy na peut-être mën nga constipé wu te doo amee hémorroïde loolu tamit il faut que ça soit clair nit ki mën na amee constipation ça veut autant mu amee hémorroïde waaye lu ci ëpp moom constipation boo ko amee maanaam mooy feebar bi nga xam mooy kii bi nga xam ne moo gën a mën a bokk ci signe wala signe principal hémorroïde mooy constipation kon loolu itam dina ci faral di bokk saignement yi wala ay douleur léegi hémorroïde dafay faral dafa indi tànk yu métti ak ndigg yu métti hémorroïde dafay dem ba jàpp góor sëyam pour mu sëy sax jafe-jafe lay doon day dem ba am jafe-jafe sëy nga xam ne buy sëy day gaaw a daanu loolu itam da koy faral di indi kon hémorroïde li mu mën a def dafa bari kon loolu ñu bàyyi si xel am na ñoo xam ne métti ndigg ñu ngi koy am na ñoo xam ne dañu ñëw dama am problème articulation moo tax articulation même su ma koy saafara di ko joxe garab d'abord dama la jox hémorroïde am na ñoo xam ne hémorroïde d'abord bu ñu ko jëlee rek ci la ñuy wax ne man kat nekkati li ma daloon doon articulation mais plutôt hémorroïde la kon hémorroïde dafa nekk loo xam ne bu la jàppee dafa indi sa ay métti du bopp ak yaram buy tayal ngay xëy bëgg xëy te doo mën wala nga ne la ba yow bëgg jug te doo mën a jug wala boo lekk gi day toog lu yàgg bañ a taw maanaam tawares nga xam ne kon bu baax constipation yi lay indi kon ñu bàyyi sa xel bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy li koy saafara
xëy na bu fekkente ne su la maanaam si côté maanaam médecine moderne xëy na di nga fi gis ñaar mooy les médicamenteux li su mel tey jii mooy médicamenteux mooy li nga xam ne si mooy médicamenteux moo am ak li nga xam ne si mooy chirurgicaux tey jii li nga xam ne médicamenteux mën ngaa gis li nga xam ne mooy li su mën ne les pommades ak les maanaam pommade cortisone yi tonique donc ay protecteur veineux wala boog li nga xam ne si nii bu fekkente ne ñëw nañ ci li nga xam ne moom mooy ba tey ci côté yi médecine di nga gis li nga xam ne moom mooy comment dirais-je moom mooy chirurgicaux di nga gis mooy ligature des paquets d'hémorroïdes ou bien ligature ou bien éclusion des paquets d'hémorroïdes te paquets hémorroïdes yi ngeen xam ne veines yi les veines renflées en petits sacs et les fines artères se regroupent en 3 principaux renflouements kon ça constitue donc les paquets hémorroïdaires kon bu fekkente ne chirurgicaux yi on fait la ligature ou bien des éclusions donc comment dirais-je des paquets hémorroïdaires kon loolu moom lañ koy def bu ñu dikkee ci li nga xam ne ci ni mooy médecine traditionnelle xëy na mën naa ci indi quelques kii rek comme médicamenteux mooy anti-inflammatoire yi nga xam ne moom la ñuy def moom ci médicamenteux yi mooy anti-inflammatoire yi moom la ñuy def ak li ci mën pommade à la cortisone tonique ay protecteur veineux li nga xam ne si ni tey bi ñu ci ñëwee mooy symptômes yi astafurlah mooy si wàllum traitement bi nga xam ne mën naa cee joxe solution bu efficace d'abord damay présenter suñu produit bi d'abord kii moom xëy na ñi ko gis moom gis nañ ko ñi ko gis moom xam nañ ko mooy hémorroïde kii baa ngi nii pommade bi ak garab hémorroïde bi moom tam nekkul ne dañ koy indi pour jaay suñu produit waaye wax dëgg yàlla lu gaaw la ci en moins de 21 jours hémorroïde bi nekk ci yow dafay deñ que ça soit interne ou bien externe kon loolu itam moo nekk nii incha allah xam naa sëñ bi dina ci ñëw ci gën a yaatal bu loolu jàllee itam xëy na solution yi may joxe dina ci bokk ma wax ne traitement yi mën nga wut sunguf bi nga xam ne si mooy njàndam ak fayaar ak laydur ak li nga xam ne mooy sump ak mbante ak mbër boof ak tuuti béeki ak rëb-rëb yooyu ngay wut waaye sungufu laydur moom mooy ëpp xëy na boo amee ganwaa libaru boo amee libaru sungufu laydur yeneen yëpp mën nga ko def ganwaa libar xanaa bu dee xorom nga def tuuti xorom bu dee li nga xam ne moom mooy béeki bi itam nga def ci tuuti à part loolu laydur moom mooy ëpp bu ko defee nga def ko sunguf ba mokk di ko jël nga wal ko 2 à 3 fois même ba nga xam ne boo ko walee dafay mokk dafay mën ne sungufu meew nga xam ne loolu mën nañu soo mokk te du am benn jafe-jafe nga wut tamit lay ko ba nga xam ne loolu kii bi yëpp dañ na bu ko defee loolu moom ngay jël chaque jour ba nga jël benn kuddu bam yu ñu añee ba mu fees nga def ko ci kaasu ndékkaay jël benn kuddu meew def ci mbaxal ndox ba mu bax nga sotti ko ci yëngal ba mu jaxasoo nga bàyyi ko mu reposé wu nga yëngal nga naan ko noonu sans pour autant nga segg ko bu ko defee nga di ko faral di jël 2 fois suba ak boo ndekkee pare ak boo reeree pare moom itam gaaw na lool ci li nga xam ne moom mooy hémorroïde interne. hémorroïde externe nag comme ndoxum si bi rek boo amee li nga xam ne mooy beurre nga ruyal ko ba nga xam ne ci noppi na beurre karité ngay wut ko ak tuuti siif nga ruyal ko ba mu nekk benn genre liquide boo ko defee nga wut sa mbër boofu nga def ko ci su amee sa xëy nga def ko ci bu amee sa béeki itam nga def ko ci ak li nga xam ne si mooy tuuti sump nga def ko ci kon loolu ak nen nepp itam da ciy bokk nen nepp day bokk ci bi hémorroïde interne bi ci traitement bi waaye itam hémorroïde externe itam da ciy bokk boo ko defee nga def ko ci biir beurre boobu beurre karité bi nga ruyal ak siif bi boo noppee nag nga bàyyi ko ba nga xam ne reposé wu na nga di ko faral diw fi nga xam ne moom la hémorroïde bi génn picc bi génn kon hémorroïde moom ci gàttal tawat la koo xam ne luy sonal askan wi la tawat la koo xam ne souvent itam damay dégg ñuy wax li nga xam ne si moom mooy colopathie man en tout cas jusqu'à présent ci samay gëstu bu gàtt colopathie ak hémorroïde am nañu wuti tuuti parce que xëy na dinaa si ñëw peut-être indi leen beneen vidéo boo xam ne ci colopathie rek la ñuy wax ndax moom leneen la am si un peu peut-être si wàllum symptômes yi am na lu ñu nuróole waaye am na ci loo xam ne itam nuróole parce que colopathie am na li nga xam ne si moom si wàllum intestin yi donc ci la jëm alors que hémorroïde moom ça parle donc de la digestion des vaisseaux sanguins kon am na tuuti am na tuuti ak wuute xëy na dañ ci ñëw waaye képp koo xam ne am nga hémorroïde na nga jug nga ci lu mu gën a gaawee nga saafara ko ndax hémorroïde daf baaxut ci góor te itam ni muy dalee góor noonu lay dalee jigéen waaye lu ci ëpp góor ñi la gën a dal que maanaam jigéen ñi kon ku ko am rek na nga góorgóorlu daw xool noo ko mën a saafara ci ni mu gën a gaawee te lii ma leen jox na remède la boo xam ne bu am solo ku ko jëfandikoo ndéem som yàlla di nga ci am ak cant kon loolu lañ amoon yéene amoon nañ lu ëpp loolu sax wax ko ci waaye vidéo yi bañ muy gudd tax ñu di koo tënk noonu rek kon waa axiru da'waana an alhamdulillahi rabbil alamin